ñëpp ñu bëgg a def ñaan commencé nañ def Faatiha ñu fi teew ñëpp ak salaatu Faatiha ñu commencé ko yàlla eggal ci jàmm. ñu ngi nuyu ñëpp di bëgg a paree ñu jox ndigal ba Pape Cheikh Diagne bu ñu paree ñu jox Fall bu def point de presse français bi. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñi fi teew ñëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw ñu ngi nuyu ñëpp lii nag bu ngeen gisee li waral ñu def ko dañuy delloog cant rek ndaxte bu fekkente ni bii président delloowaat nañu ki nga xamante ni mooy suñu ministre di Pape Amadou Ndiaye loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ndax yaakaar naa defante ni bii bi ko yàlla boole ak ñun artisan yi ci la ñu gis suñu bopp ci réew mi ndaxte fi nga xamante ni tey fi la ko président tegloo loxoom foofa lay teg loxoom yaatal xam ni région Thiès artisan yi fi nekk yëpp suñ demee ba booloo ginnaaw yàlla Pape Amadou la ndax yaakaar naa defante ni bi tey ñii fi toog nii bokk na dëkk Thiès mais xamante wuñu woon bi ñu yàlla boole ak ministre bi nga xam mooy Pape Amadou ci la ñu dem ba ñu dugalante di génnante kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di sant président nag di ko sant bu baax a baax ndax lu rëy li nga xamante ni tey tegaat na ko ci suñuy loxo li nga xamante ni tam mu ngi koy xool ci monsieur le ministre Pape Amadou yàlla na ci yàlla def mu am ci ndam yu kawe ba ñun ñi nga xamante ni ñooy ak njabootam ñu gis ci suñu bopp bu baax a baax gën cee gis suñu bopp sax la ñuy wax waaye wax dëgg yàlla tànk yi muy doxee vraiment neexul ba neexul mais gis nañ ci suñu bopp ñun ndaxte luñ masaana xew ci réew mi dégg rek lañ ci daan am léegi tey suñ demee ba nga xamante ni bi tey ñun ci suñu wàllu bopp lépp lu ñuy def ñu ngi ñuy woo di ñu laaj suñu xalaat kon vraiment kon bokk nañu fi mu toll nii réew mi mouvement bi nga xamante ni nag tey danga ko yor mu nekk région Thiès yëpp mouvement ci laa bokk yàlla dogal man Lamine Kane ñu teg ma ci bopp bi du sama loo xamante ni bi nag ëpp leen xel wala xalaat non non dañ maa doyloo rek jiital ma ci ma ànd ak ñoom nag di doxe ci seen xel ak seen xalaat di ñaanal monsieur le ministre yan bii nga xamante ni tey yan nañ ko mu woyof tooy di sant bu baax it président amuñu fayam ndax lii lu rëy la yor ministère ba nga xamante ni bi tey nga dem ba mu jeex ñu jël ko delloowaat ko ci say loxo loolu yaakaar naa defante ni bi lu rëy la bu fekkonte ni tam Pape Amadou liggéeyul loolu su boobaa mu demee neneen mais li mu liggéey loolu lañ ko fay te dañ ni képp koo xamante ni bi tey liggéey nga rek di nga fay yëg kenn du bàyyi nag kii liggéey di fay koo xamante ni bi liggéeyul Pape Amadou daal ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax yéen bi woyof tooy ba li mu nar ci njabootam gi nga xamante ni artisan yi lañu yàlla may ko ci lu kawe njortam. ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Seexul Xadim suñu yaakaar te yëgal ak di ñaan lépp lu ñu fi wax rek yàlla na ko yàlla def muy ay xéewal comme ni ko Lamine waxee rek ñoo ngi sant Pa Amadou Ndiaye ndax tey ñun xamuñu woon dara ci mbirum artisan tey jii lañ ci gis suñu bopp maanaam man mi xam naa ne dem naa ci lu mat ñaar fukki at ak juróom wala lu ko ëpp mais xamuñu woon kan mooy ministre de l'artisanat kon tey bu ñu ko xamee yàlla ci moom la ko jaarale nit ku nekk nag na nga mel moom la yàlla suñu borom di delloosiwaat ci yow ndax tey am na nu mu doon demee rek kon tey lii du dellusiwaat ci loxoom kon su dellusee ci loxoom dañ ciy sant yàlla bu baax a baax te xam ni yàlla na ko sama borom defal ndam yu gën a kawe yi yan bi mu yenu diis na ndax artisan tesale leen boole leen ci benn place rek moo jëkkoon a jafe ci àddina te ndam loolu yàlla may na ko kon yàlla na ko sama borom gën a fulal ndam yooyu ki nga xamante ni moo ko delloo itam na nga koy ñaanal ndax lu mu ci manti doon tam dooma nit lu mu doon du nekk ci nit la ko yàlla di jaarale comme Macky Sall moo ko fi tegoon gis liggéeyam ci ñun mu delloo siwaat ko suñu kanam noo ngi koy ñaanal ndam ci barke Seexul Xadim nag sant daal bu baax a baax sant wu am na tàmbali mais amul fu mu yem noo ngi koy ñaanal ca kaw ca kanam ndax ba bis jour bi ma fi jëkkee ñëw li ma waxoon keroog ci panel bi rek nit ki nem lay accueillir dina tax yow nga sawar jour bi ñu ko jëkkee gis li mu waxtaan ak ñun dal na suñu xel ñoo ngi woo waa Thiès yépp nag jigéen ñépp te xam ne lii suñu ndam la nañ jàppoo liggéey pour mën a jëm ci kanam ndax nit ki luñ ko delloo mbir
te ñi mu àndal liggéeyuñu jëmalewuñ ko ca kanam it du mën a dem ci kanam ñun ñi nga xam ne ñun lañ ko delloo ñoo war a jàpp ci gën koo encouragé gën a ànd ak moom di liggéey pour lépp lu ñu bëgg yàlla defal ñu ko ci kàttanam. waa jafe-jafe yi de bari na lool ndax jafe-jafe yi fi mu jëkk a tàmbalee ci mooy place ndax place man mii keroog bi ma jëkkee ñëw fii loolu moo ma fi indi woon ci ministre bi ndax foo xamante ni yow mën naa ni sama maam moo fa nekkoon jóge fi sama yaay nekk fa ma dem man ba def fa ñaar fukki at ak nangam wala lu ko ëpp nga xëy benn nit dikk ni maa jënd fii jëlee la fa ngay nekk di taxawaalu toltalaan fu nekk te ginnaaw yàlla yow loolu nga yaakaar ci ngay suturluwu loolu moo fi indi woon suñuy jafe-jafe ñun ñu ñëw wax si ko loolu moom li gën a indi jafe-jafe ci kii bi ci la bokk muy góor ñi muy jigéen ñi da ngay fekk fenn nga defar ko ba mu baax nga jékki-jékki nit jóge ca kaw ku la sut loxo ñëw jënd foofa jëlee la fa mi ngi dal góor ñi mi ngi ñuy dal ñun jigéen ñi parce que fii ñu nekkoon presque am nañ fa lu ëpp mën naa ni juróom fukki at wala lu ko ëpp parce que sama am fa mu doon nekk di la ñàpp ci loxo di la fa yóbbu nga dem ba moom mu jógee fa sa yaay nekk fa nga dem ba mën a liggéey dem toog fa mais nit jékki-jékki ñëw jëlee la fa jëlee fa ay nit te fii mooy suñu yaakaar loolu tam ci jafe-jafe yi ci la bokk ak yeneen yoo xamante ni soo ko doon lim doo pare mais kenn ku nekk da cee am wàll mais ñun loolu moo ñu indi woon ci moom. waxtaan nañ ci ak moom am na fu mu ñu teg tamit foo xamante ni jàpp naa ne bu jëmee ci kanam rek ñun loolu dina mës a jeex loolu daal moom ci li nu jaaxal ci la gën a bokk góor ñaa ngi koy jàmbat ñun jigéen ñi ngi koy jàmbat man. rawatina pays bi nekk mi Sénégal maa ngi tudd Cheikh Ndigal Pène dëkk Kawsara Fall Thiès nekk secrétaire général coopérative des menuisiers bois de Thiès COPEMEP membre yaa ngi ci ginnaaw président vice président ñu ngi ci ginnaaw di ñu déglu ñun nag tey dañ fay ñëw amal benn point de presse dañ ciy njëkkee nag di féliciter suñu ministre di Pape Amadou Ndiaye ndax suñu borom dafa dogal mu nekk suñu kanam ñu def remaniement maintien war ko poste bi mu nekkoon kon loolu c'est à saluer kon dañ koy ñaanal bu baax mu jik ko di ci gërëm président Macky Sall ndax mënoon na kaa wàcce kon tegaat na ko fi pour mu liggéeyal ñu suñu jafe-jafe nag bi ñu xamanteek Pape Amadou Ndiaye suñu yóbbu fa suñu jafe-jafe moo ko waral parce que système bi ñu nekk dafa nekk système boo xamante nii dafa jafee rek ndax daa bëri impact yu nekk ci biir ndax kon xam ne wàllum artisanat moom pour nga réglementer ko c'est tout un problème ndax dafa njëkk ci ñun ñoo gën a dëgg bopp ci mën naa ne ci kii yi ñu baama ci kàddu gi ndax dañuy war a dem wuti xam-xam bokk fa di wuti xaalis te bala ngaa am xaalis da nga war am xam-xam ba noppi bi ñëwee wax ko ministre bi daf noo yombal ay formation yoo xamante nii si ngay mën a jaare am xam-xam xam fi ngay jaar ba xam yoon yi ngay jaar pour mën a xam ni ngay def ba am xaalis te gëm naa ni kenn ku nekk loolu ngay ñaan te moom daf ñu ko yombalal loolu moo tax ñu ànd ak moom. deuxièmement dañuy nekk foo xamante ni location lay doon ndax ku ne xam na ni da ngay ñëw benn place nga luyee ko nga def fa xaalis bu bëri 11 20 ñu ne da nga fiy jugee te doo xam fan ngay jëm léegi bi ñu ñëwee joytu ko actuellement am na liggéey bu ñu dër ak moom di préparer loo xamante nii ñun artisan yi mën nañu am site boo xamante ni dañ fay nekk di fa liggéey corps de métier bu nekk ak secteur ba muy nekk di liggéey xamante ni foofu en vie lay doon yaa fay yéen a fay nekk di liggéey te loolu tamit dafa nekk lu ñu doon yàgg a jooy te ay promesse na bu mu def te ñu ngi xaar mu ñëw réaliser ko ñëpp teg seen bët loolu tamit à saluer di ko jaajëfal tamit si ñun dama premier équipement bu ñuy liggéeyee ndax ku ne xam na ni dañuy liggéey mais suñu moyen bopp la ñuy demee ndax amuñu kenn ku ñu jàppale la majeure part koo expliqué wàllum financier def crédit dafa lay xam ne damaa ragal loolu noonu kon nag faaw suñu moyen bopp la ñuy demee ak ku ñuy dimbali moom si wàllum équipement mi ngi si def benn jéego boo xamante nii mi ngi dimbali bu baax a baax si côté boobu nag mi la ministre Pape Amadou Ndiaye ndax ku ne xam ne ni président ñëw na pour jàppale jeunes yi ñu liggéey moom nag ba fi ministre Macky Sall tegee mi suñu ministre côté boobu mi ngi si bay waaram bu baax a baax a baax a baax ndax ñun suñu kuréel gi dañuy woowee les jeunes menuisiers kon ñu ay tout tànk lan te ñun doo nekk ñoo xamante nii li ngeen doon ay ndaw dañuy formaliser si côté bu nekk dañuy dugg si buntu bu nekk dañ fay dugg buñ gisu woon si moom mu def loo xamante nii jarul toog di ko wax duñ toog di ko wax ndax tamit kenn joxuñu lenn suñu métier lañ am di si liggéey
suñu métier lañ am pour di si yor suñu njaboot suñu métier lañ am pour ëllëg li ñu bëgg ñu réaliser ko kon nag bu ñu gisee ministre bu taxaw di ñu si jàppale dañ koy saluer. deuxièmement tamit mi koo xam ne dafa jige ñi nga xamante ni ñoom la ko yàlla boolee mi ñun artisan yi ndax soriwuñu tout temps dañ ko buntu këram boo demee fekk ko fa loo ko joytu lu si man dina ko def ñi ko wër tamit faa ñu jaajëfal leen ndax ñoo ñuy yombalal ñu gis ko te ñoo ñuy yombalal suñuy joytu mu jot si ba lépp lu man mi ngi ko ciy def pour saafara ko. bu ñu déggee tur coopérative dañuy foog ne wàllum habitat la jëm ñun nag ay menuisier lañu bi ñuy sos kuréel mën dem def GIE wala leneen mais ñu am ñoo xam ne ñoo ñuy xalaatal ñu def leen coopérative ndax am na ay partenaires yu nekk bitim réew am na yu nii man dinu ko jox te bu dee coopérative nga jaaree pour mu ñëw nga jot si day yomb mais du coopérative d'habitat nous sommes des menuisiers et menuisiers bois lañ waaw ok jaajëf. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di ci jiital presse bi nga xamante nii ñoo ñëw pour taataan suñuy kàddu pour di ko yóbbu maanaam àdduna yëpp mën ko déglu loolu nag li tax mu am solo dafay waral di fésal liggéey yi nga xamante nii moom la nit ñi di liggéey te dañ ci jël kenn muy le ministre Pape Amadou Ndiaye dafa am foo xam ni fa la ñu fekkoon ci wàllu artisanal mu doon loo xamante nii dañoo mës a dox ci bootu maanaam foo dégg ñu ni ministre de l'artisanat rek boot nañ ko ci beneen ministère loolu le président Macky Sall ñëw dindil ñu ko jël sunu ministère defal ñu ko ministère plein mu def fi 1 an et quelque di diagnostiquer di xool di dem ci dëkk-dëkkaan yi moom la ministre Pape Amadou Ndiaye xam jafe-jafe yi nga xamante ni moom la artisan yi am mu dem xooli ko ba pare parce que nit mënoo faj ay saafara te xamoo jàngoro yee lan la mu dem diagnostic ko nag waxtaan ak artisan yi nag jël ñëpp ubbi buntam ñëpp di ko fekk si këram foo dem fekk fa Pape Amadou Ndiaye mu waxtaan ak artisan yi jafe-jafe yooyu nag defe naa ni tey jii la koy mën a teg en place parce que tey su ma nee teg en place c'est parce que dafa am caniveau yoo xam ne te ni ndigal doon na ko wax léegi tey boo demee jam ñaajo ci wàllu placement yooyu ñu doon wax boo fa demee fan yu néew dinañ ko ubbi pour mécaniciens yi nga xamante nii dañuy liggéey te amuñu fu ñu daan liggéeyee tey jii ci jamono yu néew dina ko ubbi dina def tamit ci nga xamante ni mooy wàllu tenue scolaire yi dina wër ci Sénégal gi yëpp ñu wane ni loolu ay démarrage la yoo xamante ni artisanat amu ko woon te tey jii ñi ciy dem kon tey dañuy gërëm ministre bi ci liggéey yooyu nga xam daan na ko liggéeyal président mu doon nag mu seeq seen digganteem ak président di ci gërëm président bu baax nag parce que nit liggéey na ba dee ñu jëlee ko jël ndomb tànk ba jox ko keneen parce que moom moo xam ni muy fale ak naka lay folle mais daal ñun ñi ngi koy gërëm en tant que artisan ñi ngi koy gërëm bu baax a baax ci li nga xamante nii ñëw na jox ñu sunu ministère plein dañ ko ciy gërëm bu baax gërëm gu amul àpp di ko gërëm tamit ki ñu jox mu mën a dialoguer ak artisan yi vraiment Pape Amadou Ndiaye foo ko fekk day dialoguer day waxtaan te ni nga xamante ni nag ñi ngi gën a kontaan ci ministère bi mu ko jox wan ni ko jox ko direction xamal ko ni ko Cees a ngoog ci loolu nag lañ koy wax mu waxtaan ak woo ñëpp waxtaan ak ñoom bu mu bàyyi kenn ne woo ñëpp ñu waxtaan jëmale mbir yi mën a dem ci kanam le président am ndam ñun daal loolu mooy tey jii suñuy taxawaay pour wane ko suñu mbégte ci ginnaawam ak ci ginnaaw président di leen wan ni kontaan na ñun artisans yi amuñu woon dara xamuñu woon fu ñuy taxaw dañu daan yóbbaale te duñu xam bu ñuy jooy fan lañ koy jooyee mais léegi am nañ fu ñuy jooyee te boo gisee artisan Sénégal yëpp dañuy jooy te am nañ direction bu ñu jëm te dañuy dem ba ci moom ministre bi wax ko ni ko lii mooy suñu jafe-jafe te nit ki boo ko sa jafe-jafe du ko faj mais bu njëkk amuñu woon jafe fu ñu daan fajee suñu jafe-jafe dañu daan jooy rek di yuuxu rek mais léegi dañ ko am te ki ñu ko jox boo demee di waxtaan moom da lay déglu su la dégloo ba pare mu conseillé teg la ci yoon kon loolu amuñu ci ngërëm bu ñuy amuñu ci àq ci ngërëm budget bi matewul ak li nga xam ne demande artisan yi li ñu soxla matewu ko loolu dañ ciy ñaan xam nga tey jii jox nañu benn bala nga naam da nga fay ne jox nañu ministère bi léegi nag ñi ngi koy ñaan mu dooleel ministère bi su ko dooleelee defe naa ni man ci sama njort jàpp naa ni artisan yëpp nañ ci gis seen bopp. le ministre da ko séddalee ci transparence boo xamante nii ñëpp képp ku ci war a am nga ci li génnagum mu des li nga xamante ni ñi ngi koy ñaan président li génnagul mu génne ko ba artisan yëpp mën ci jot. tey jii artisan yi bari na bariwul mais dañ koy soxla parce que artisan yi dañoo sonnoon coono googu nag ñi ngi ko ciy xaar parce que tey jii boo xoolee développement Sénégal lu ko mën a soxali artisanat kese la parce que amul looy jël ci agriculture ci pêche ci lépp looy dugg dafa am artisanat daf cee ne kon artisanat lenn mënut a dem bàyyi ko. kon problème mu xëyu ndaw yéen xale yi yéen mën ngeen assurer président mën ngeen indi ça. mais bien sûr mais tey jii artisan la ñëpp di xaar pour développer parce que tey jii boo xoolee ci formation yi nga xamante ni ñi ngi koy def
ministre commencé ko loolu ci at mi bi ñu dugg ci la koy commencé jëmale ko ak ci petite entreprise yi nga xamante ni ñoo ne ci wàllu artisanat tey yi boo xoolee li ko ndigal li wax léegi ci formation yi ci loolu lañ jëm ak financement yi nga xamante ni ku mel ni DER ku mel ni FONGIP fu mel ni yooyu dañ koy def ci wàllu matériel parce que nit ki doo ko jox xaalis ni ko demal nga am loo liggéey da nga koy jox matériel yi ay jumtukaay yoo xamante ni mën na ci liggéey moom li nga xamante ni moom lay liggéeyee mais boo ko joxee xaalis xam nga suñu dëkk bu métti bi boo jox xaalis da koy lekk moom nag dafa këppte ni naa wut ay matériel jox ko artisan yi bu ko defee ñoom ñu mën ci suqaliku liggéey pour am dara bu ko defee nag bu ñu joxee matériel ba pare dañ koy accompagner ak xaalis ñu ngi leen di gërëm baax leen sant di gërëm sunu mbokk waa Laalaan waa Njóobeen waa Fandène waa Thiès parce que ñooñu environnement boobu Thiès ñooñu dañ ko ëmb parce que boo waxee artisanat da ngay tudd ñooñu parce que wàllu pañe liñ ciy ràbb wàllu tissage ñooñu dañ koy defar ñoom te kenn mosu leen a considéré ci artisan tey ji dafa jot ñoom ñu jox leen seen gëdd di leen fekk fañ nekk di leen defal ay formation di leen financer loolu dañ koy ñaan ministre bi mu dimbali ñu ci ba waa Laalaan Njóobeen Fandène ñuy gis seen bopp ñu leen gërëm baax di leen sant. Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Cette conférence de presse qui nous réunit aujourd'hui, nous les artisans de la région de Thiès, particulièrement les artisans du mouvement Sila Ñu Bokk, a pour objectif de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir reconduit Monsieur le ministre Papa Amadou Ndiaye dans ses fonctions de ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Monsieur le ministre Papa Amadou Ndiaye, qui 22 mois durant a fait faire au secteur de l'artisanat des bons très importants. Le secteur de l'artisanat a connu pendant le magistère du ministre Papa Amadou Ndiaye un développement dans toute composition. Renouvelons nos félicitations pour sa reconduction dans le gouvernement et lui assurons tout nos soutiens. Nous sollicitons aussi le président de la République pour un renforcement des ressources pour une meilleure prise en charge du secteur. Si je dis renforcement des ressources, effectivement, ça concerne effectivement les équipements, mais surtout le budget du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Tout est urgent. Tout est urgent. Mon frère Pape Cheikh, il vient de vous expliquer que bientôt, le ministre va inaugurer au moins un endroit que les artisans voulaient, surtout en particulièrement les mécaniciens. Parce que, comme vous le savez bien, les mécaniciens sont dans la rue et ils n'ont jamais un endroit fixe. Et actuellement, avec l'appui du président de la République, ils ont quand même créé quelque chose qui est au niveau de Diamniadio. Et moi, personnellement, j'étais sur place pour visiter ce site-là. Et lorsque j'étais là-bas, j'étais émerveillé. J'étais vraiment content de ce site. Là, les élections, c'était local. Donc, vraiment, monsieur le ministre de l'Artisanat voulait quand même voulait devenir un candidat. Et l'objectif de cette candidature, c'était quand même, s'il avait la possibilité de gagner, comment dirais-je, la mairie ouest, vraiment, au niveau de Mbourkat, il avait envisagé quand même de dégager là-bas pour au moins installer des ateliers, des sites de travail pour les artisans, particulièrement les... Bon, il est dans le gouvernement, mais bon, comme vous le savez bien, ici, les domaines fonciers, ça c'est au niveau de la mairie. Bien sûr, nous, on est à côté du ministre, et là, chaque fois, on parle avec lui pour au moins pour qu'on puisse avoir des lieux de travail. Et je crois que lui, personnellement, il est en train de faire ces démarches-là pour au moins satisfaire leurs artisans. Ah, bien, écoutez, je peux dire qu'ici au Sénégal, dans chaque famille que tu entres, tu trouves des ouvriers. Ça, c'est clair. Donc, si on regarde, je peux dire, si le Sénégal fait plus ou moins 17 millions d'habitants, je dirais que les 10 millions, c'est des artisans. C'est des artisans. Donc là, franchement parler, on ne peut pas faire des développements sans mêler les artisans dedans. C'est impossible. Si on veut
développer ce secteur, développer ce pays, là vraiment ce sont les artisans qu'on doit mettre devant. Oui, c'est eux uniquement qui peuvent faire. Bon, par exemple, si je vous dis ce qui concerne l'enseignement général, donc tu vois, en commençant au CI jusqu'au baccalauréat, tu vas faire minimum 12 ans. Et quand tu sors, après avoir fait les bacs, tu l'as pas, bon, ça, mais tu vas redémarrer à zéro. Mais quant à les artisans, après 3 ans de formation, par alternance surtout, parce qu'actuellement, il faut moderniser les choses. Aller sur les formations par alternance. C'est-à-dire, si je dis formation alternance, c'est entreprise, école. Et là, c'est quelque chose qui peut rapidement faire décoller les choses. Là, je lance un appel au ministre de bien soutenir encore nos sœurs, nos frères qui sont à Fandène, qui font, comment dirais-je, les tissages, vannières, des choses comme ça. Nos amis qui sont à Fandène, à Lalane, à Ndiobène aussi. Même jusqu'à, comment dirais-je, Ngaï. Jusqu'à Ngaï Mekhe. Donc, franchement, on lance cet appel-là au gouvernement, particulièrement notre ministre tutelle, monsieur le ministre Papa Amadou Ndiaye, vraiment d'aider les artisans qui sont dans cette zone-là pour qu'ils puissent vraiment se développer. moo fi jaar kenn ku ne wax nga li nga xamante ni mooy njariñu artisan yi kenn ku ne wax nga sa yaakaar ci ministre bi te am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax bon kon ñu eggalewaat ko defaat Fatiha salaatu Fatiha ñu tëj jotaay bi ñaanal ñëpp jàmm lépp wuñ fi wax lu ne yàlla na doon njariñ koo xamante ni dina egg ba ci président de la République ñu teg ko ci kanamu artisan yi jërë ngeen jëf Fatiha salaatu Fatiha ons bi am seetaan rajim bismillaahi rahmaani rahiim yàgg na ba yàgg na sadam taqima siratam tayyib اللهم صل على سيدنا محمد فاتح وما خاتم صباح الناس بالحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى حق بالعزم ان الله وملائكته يصلون يا ايها الانسان وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.